salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yu ñuy seetaan di am mbégte contentement comme ni ñu leen ko tàmm di waxee say su ne di leen dalal seen biir émission Samay Star nag tey dafa dalal ndaanaan la ci li muy def lu waral lu ni mel mooy que ni nekk na jeune boo xam ne dafa déparé de rien du tout amul woon dara bi muy tijji entreprise am ba tey mu sampal entreprise am créer emploi jël fa ay jeunes talent ñu fay liggéey mu nekk nag koo xam ne mu ngi yëngu aussi ci wàllum logiciel waaye tamit gën nañ ko ràññee ci projet BRT bi nga xam ne moom it béy na ci waaram loolu ba àdduna wër nga këpp xàmmee ko ci di ko ci remercier ak projet wu Eiffage beeg extra li ci biir nag moom yaakaar naa ne buñ ko dalalee ci biir émission bi dina gën a présenté woo gën a yaatal li ni mel xumma borom xumma compagnie nuyu nañ la. ñu ngi lay fayee suma jigéen suma xarit Nabou di remercier waa VIP Info yëpp. di am contentement pour partager yéen plateau bi. donc merci. comme ni ma ko annoncé woon suñu gan tey El Hadj Khouma la moom jeune entrepreneur la di yëngu ci wàllum transport logiciel El Hadj Khouma dañ lay bàyyi rek nga présenté mbokku internetu vipppeople.net kan mooy El Hadj Khouma ak lan moo la dugal ci transport logiciel. Une très bonne question boo xam ne soo ma ko laajee naa ci sawar a tontu trop El Hadj Khouma nekk na doomi Tivaouane dugg ci côté transport bi depuis 92 jusqu'à 2000 def nañ apprenti chauffeur dans la sous-région fépp dem nañ fa plus particulièrement donc ci transport avec les gros porteurs ce qui fait ba ñu mën a dugg ci côté transport ba mën a capitaliser tey jii ba mën a créer ay entreprise loolu bokk na ci suñu vision xam naa ne bi ñu gën a yaatal naa la ci tontu bi. lan moo la poussé exactement ba nga créer sa propre entreprise tuddee ko Khouma compagnie. waaw Khouma compagnie benn am na mooy bëgg naa ci famille bi ma bokk aussi tàmbale ci suñu maam Gana Birane yàlla na ko yàlla yërëm. Qu'il a marqué toutes ses empreintes durant toute sa vie. mu wàcc ba ci suma ay maam ba ci suma papa. ma ne pourquoi pas ma jël relève suma anciens parents yooyu noonu. donc maa ngi leen ñaanal yàlla wàcc yërmande ak njëge seen kaw. Khouma compagnie il a été créé depuis 2014. bi ñu paree suñu apprenti chauffeur. 2009 dugg nañ ci yenn projet yoo xam ne liggéey nañ ko ak lu mel ni que ak Diprom groupe Diprom. Touba Gaz ak Citra. yu mel ni que ay ERS def nañ ko GK Mine Sodevid yëpp jaar nañ fa. mais nekkul woon sax ni pour li ñuy fay moo tax. mais juste pour que suñuy ambition nekk na. ni nga xam ne ay chef d'entreprise lañ nekk ay opérateur économique te amuñu benn constant bi ci seen i employé parce que rémunération yi ñuy joxe en plus day ay jaar parfois nga am ay yenn prise de guerre ci terrain bi di xuloo ak benn chauffeur mën na xuloo ak moromam te fekk patron bi du ko yëg te lañ koy rémunérer par fin du mois ça ne fait même pas ça fait des miettes donc pour mu am plus d'autonome man li ma gis ñu koy jànkonteel manque de considération bi nga xam te ni ñu koy am vis-à-vis de notre patron pourquoi pas mënuma am benn vision créé loo xam te nii dinañ tax nit ki bu ñuy liggéey na am benn travail indépendant. d'accord ci biir loolu est-ce que mën nañu xam Khouma compagnie transport logiciel rek lay def wala dafa amaat yeneen branche ci biir société bi. waaw Khouma compagnie bi ñuy démarrer pour ñu xam ñu ngi démarrer ak TVS Negotrans ak si bateau Dangote donc ci transport logistique moom. comme loolu ci lañ nekk moom lañ ñu xamee. kon mooy nekk suñu priorité d'abord. mais puisque muy gën di ibbeeku ay nit dañ bàyyi koo fu nekk lu mel ni que ay Institut Pasteur ñii nañ jógee ko lu mel ni que ay Canada ñii nañ jógee ci yeneen secteur aussi di ñëw liggéey ndox Khouma compagnie pour am plus de visible et puis ñu gën a élargir travaux bi donc ñi ngi démarré kon donc ci transport logistique bi sur les camions poids lourds d'accord mais ci biir loolu est-ce que mën nañu xam yan difficulté nga nekk di jàmmarloo ci biir société boobu waaw bon mën naa wax les 95% sont des risques parce que y avait des manquements sur les mesures d'accompagnement ñëpp jàpp nañ ni ci côté entrepreneur pour nga taxaw ko y a que les moyens financiers yooyu tax nga taxaw or que c'est très loin de ça donc si nit ñi lañ jaar di yërante ak ñoom jàmm di liggéeyandoo ak ñoom ci projet ay MSF bi ñu def ancien autoroute à péage de croisement Cambérène jusqu'à Technopole ak yeneen yoo xam ne jot nañ ko fay liggéeyandoo ay nit loolu fa lañ jaar ba yàlla dogal ñu am ci benn historique bi nga xam te ni am nañ confiance certes ci ñi nga xam ne sont des entreprises de la place qui nous permettent de créer entreprise Khouma compagnie en 2014
bi ñu demee nag ba dugg ci yeneen université yi comme Amadou Mahtar Mbow ak yeneen chantier yu mag yi. dañuy mujj jógee ko en établissement. def ko en SCRL. tout à fait. tout à fait mais ci biir loolu jamono ji gis nañ ne yéen a ngi jàkkaarloog ay jàmmarloog ay difficulté lenn ci difficulté yi mooy que ne gis nañ ne accident yi jamono ji bari nañu camion yi li ñuy def dégâts jamono ji bari na lool yow en tant que chef d'entreprise lan nga mën a wax ci loolu est-ce que jotaatul jamono ji ñuy xoolaat licence yenn camion yi balaa muy wàcc sur le terrain. waaw parfait parce que lu am solo ngi noonu nag am na ci loo xam ne mën naa ni état la. am naa si loo xam ne ni dama ne manque de conduite la. ci chauffeur yi. parce que la majeure partie ci accident yi donc ay défaut de maîtrise lay doon. défaut de maîtrise parce que nit ki parcours yi mu war a mën a jaar pour war a nekk chauffeur te léegi en transport dañ ko def de telle sorte que. mën nga dekk ci beneen activité ba yàlla dogal loolu am ay impact ay tolof-tolof. nga jékki-jékki ni car ma dugg transport mën naa def benn apprentissage pour 3 mois 1 an pour nekk un chauffeur nga jéem a couvrir say charge te du loolu du caagante man chauffeur la départ naa Dakar teer yi naa Kaolack ou bien Fresnel ak si nga rek donc chauffeur nga du foofu y avait beaucoup de calcul des défaillances techniques donc ay manquements des priorités yoo xam ne nii nit ki donc ay bëri na ci yoo xam ne. mais est-ce que tamit yéen chef d'entreprise yi doo leen fautif parce que li ci bëri ñoom da ngay ñëw rek présenter leen ne chauffeur nga rek ñu ne ay ca na ci dal ndax bëgg lu yomb est-ce que tamit bëgg lu yomb boobu taxul ngeen lor seen bopp loraale askan wi. loolu am la parce que entreprise bi kenn nekkul ni da ngay investir jënd say camion de vingtaine de millions. jox ko koo xam ne nii amul compétence su dawal li bu ñu waxee loolu bu ñu ko bëggee def dans les règles de l'art. kon boobaa état il faut que mu impliqué wu ci activité secteur privé boobu. parce que boo xoolee ak yu mel ni que lu mel ni ay dem dëkk. je ne vais pas citer le nom. yeneen entreprise yi nga xam te ni ils ont sous la responsabilité de l'État. am na ay formation yu ñuy defar. ak seeni chauffeur. tout à fait am na ay engagement yooyu njël vis-à-vis de leur chauffeur aussi. xam nañ heure bi ñuy xëy xam nañ heure bi ñu wàcc xam nañ ay relève. benn bi dem dëkk da ngay mu am ñaari chauffeur. benn camion bi da nga koy bàyyi bu weer dee nga jox ko ay loo xam te ni mënul sax couvrir ay charges personnelles donc en fait. mais parfois aussi yenn directeur de société yi bëgg lu yomb moo leen di dugal ci yenn détails yi bëgg lu yomb pourquoi da ngay gis benn camion boo xam ne dala leen 20 ans wala 25 ans mu ngi daw nga war ko teg jëndaat bu bees investir ci mais non xaalis boobu pour yow boo ko defee yàq la da ngay obligé dem bricoler waat camion bi ñëwaat teg pour mu mën a dawal la say liggéey. waaw bi ñu duggee ci centre de visite technique bi noonu état bi mu bëggee restructurer encore côté transport en commun bi gis nga ni ma def. dafa récupérer les épaves. les épaves. tout à fait jox leen ay tata de nouvelle génération. ba pare am suivi ci côté chauffeur bi. am déclaration IPM ñuy def seen enregistrement comme il se faut. tout à fait mais bu dee secteur privé bi dañu leen bàyyi ñuy mbëkkante jël. donc day dem ba muy ay concurrents la ñuy doon. c'est pas évident dañuy dem ba mujj gi donc day nekk que autant ngay incarner plus de charge. da ngay dem à say charge. or que état li muy perte si loolu. ci côté secteur privé bi. moo ëpp doole fuuf que li muy gagné ci bus dem di kam yi. d'accord ñu koy jaajëfal yaakaar naa ne yéen a ko dégg waaye ba tey monsieur Khouma dañ lay laajte rek comme Khouma compagnie est-ce que mën nañoo xam ñaata employé ñoo nekk ci biir société bi boo xam ne yow yaa leen di fay chaque weer. waaw donc li nga may laaj xam naa ne su ma waxee beneen wax boo xam te ni waroon na ak seen kanam. danaa am déception sama diggante ak ñoom. parce que bi ñuy jël suñu engagement rek dañuy jël projet bi lu mu toll. recruter effectif bu toll noonu. avec un emploi de 21 personnes. te kenn koo xam ne ñu ngi liggéeyandoo ak moom ba ci gardien yi nekk sax à la carrière. amul ku ñu fayandoo ak billettage. donc yenn yi am na ay enregistrement yoo xam ne ay sont des CDI. am na yoo xam ne ay prestataires lañ am na yoo xam ne ñu préparé pour nekk am na CDD. donc loolu am na malgré que mënuñoo couvrir toutes les charges. tout à fait mais la majeure partie de nos activités aussi bon vraiment. d'accord ñu gis la aussi ci projet BRT bi nga ciy bay sa waar la bu mucc ayib sénégalais yëpp rafetlu ko lan nga mën a wax ci loolu te du loolu rek na gis nañu Eiffage bi ak d'autres projets yoo xam ne mu ngi sur table. waaw état ñi ngi laaj mu yokk ay mesures d'accompagnement vis-à-vis des entreprises privées. parce que ñooñu ay garantie de l'état la ñuy yor wala ay garantie souveraine bu fekkee am na ba léegi. moom la ñuy duggee si réew pour liggéey. mais ñoom bu ñu ñëwee est-ce que mën nañ ko ci seen sous-traitants yi. au fait dañ lay émettre benn bon de commande difficilement pour nga am benn contrat bi. ak ay attestation de virement irrévocable pour que yooyu nga mën a am ay accompagnement. ce qui fait ñoom dañuy toog jox la bon de commande
yow yaay xool sa xarit bi wala sa doomu ndey bi mu jël ok gasoilam jox la kii indi ay oto nga collecté ba mën a am benn le maximum de flotte pour mën a atteindre leur objectif et difficilement pour nga leen recouvrer aussi tout à fait donc du si parce que sur le projet BRT vraiment ils ont marqué leurs empreintes parce que ñoom ils respectent les délais de paiement ils respectent les délais de paiement mais par contre aussi il y a d'autres entreprises de la place qui xam ne ñoom difficilement di nga déposer facture ñu la réer na tey d'un mois à l'autre or que voilà quoi. am na loo xam bu ñu nekkee ak état mënuñu ñuy xaar quoi. d'accord mais ci biir loolu mën nañu xam exactement lan mooy secret Xuma compagnie ndax gis nañ ne bi nga ko créé yàgg na wala yàggul en tout cas di nga ñëwaat ci date bi exactement ndax gis nañ ne yow yaay jeune bi mais entreprise bi nekkatul lu ndaw sénégalais yi yëpp appel d'offre yëpp macha allah Xuma compagnie mu ngi koy gagné lan mooy secret am. waaw secret bi comme wax naa la si tuuti rek mooy ci nit ñi lañ jaar ba agsi fii. ci nit ñi rek lañ jaar du benn institut financier wala un partenaire financier boo xam moom moo ñu accompagner si loolu. kon si nit lañ jaar yéenante ak jàmm jàppante ak ñoom def lu leer suñu diggante ak ñoom. ba tey bu ñu soxla woon ay pocolin du ñu tardeel bu ñu soxla woon ay bulldozer du ñu tardeel bu ñu soxla woon yenn oto yi du ñu tardeel. ba bu ñu fayet ñu au moment réel dañuy jël virer aussi seen i compte donc loolu ñu ngi leen remercier aussi tous les sous-traitants de Xuma compagnie. qui ont eu vraiment 100% de confiance. c'est important c'est important. maa ngi leen di remercier bu baax. ban année exactement nga ko créé. waaw Xuma compagnie ko créé depuis 2014. donc 6 ans. waaye donc donc 2014. la nekk établissement Xuma & Co. bi ñu demee ba dugg ci yenn marché yi. d'accord am na essai fu muy toll da nga koy mujj transformé en HRL. 2016 la ñu ko def HRL donc liggéey ak Dangote Layouz TVS donc ak ay Eiffage ay Enam Chine. donc voilà quoi. d'accord selon vous lan nga yaakaar ne jamono ji état war na ci taxaw dimbali leen ko yéen jeunes entrepreneurs yi. bon état li mu ñu war a dimbalee bari na trop malgré que mënul def lépp li mais bari na li tax mu bari mooy am na lu bëri loo xam dañ ko commercialiser. mu nekk affaire civile. ce qui fait un facteur bloquant bu métti samit si ñun. ndax nit ki nga wax mu lebal la produit nga dem chargé dem jaay indi war a ñëw fay si waa ji fay gu mag fay naa la di la dawloo. il préfère même de traîner le dossier en justice. c'est pas évident donc loolu bu dee gor nga doo ko mën da ngay def tous les moyens pour que on ait ses engagements. donc yooyu nañ si gën a jàppale encore si côté boobu. te gën a dugal loxoom ci secteur civil bi. li muy perte ci secteur civil bi. par contre ak li mu koy apporter. vraiment bu xooloon defoon cumul boobu. y a une grande différence. na dugg ci ñun li ñuy liggéey. malgré que bu fekkee dafa injecté woon tey dugg nit jël nañ je te donne un exemple bu mu ni Xuma compagnie je vais prendre les 70%. 30% naa ko bàyyi yow mais say personnel say lépp naa ko jël en charge de ce xaalis say règlement dootoo ko laal trésor la jëm say employé naa leen di fayal en temps réel. yow it sa 30% lañ la koy jox. suñu gisul xaalis dañ koy vérifier ay compte trésor. dina gën a xam ni que gasoil moom moo ma ko jox su boobaa. par force dama koy jël. samay employés ils sont payés en temps réel. donc yooyu bu ñu si jàppalee. yu bëree bëri dina dañ. d'accord ba tey ñu jubluwaat ci biir waxtaan bi est-ce que mën nañu xam exactement tey lan ngay conseiller jeunesse bi nga xam ne ñoom it ñu ngi toog di la seetaan bëgg a démarrer de rien du tout comme toi pour créer quelque chose pour réewam. waaw jeunesse bu ñu yàkkamti bu ñu yàkkamti vraiment pour taxawal entreprise bon c'est pas quelque chose de facile. tout à fait xam nga que bu doon jàng di nga jàng ba ay bac plus un an. pour que nga xam ne lii lay laaj. mais bon bu ñu yàkkamti daal. bu ñu yàkkamti ci ni capitaliser naa benn moyen financier damay injecté ci lii. te fekk amuloo ci compétence yi. il faut que ñu am benn organisation d'abord pour mën a taxawal lu yaatu yaatu. bu ñu yàkkamti daal. d'accord mais jamono ji monsieur Xuma est-ce que mën nga ñu wax yan secteur actuellement ñoom ñoo téye croissance su réew mi. bon bari na trop lu mel ni que tey ji transport bi man damay tàmbale foofu. bokk na ci loo xam bu ñu taxawoon ñëpp yëg ni taxaw nañ. ndax lan. fii dara mënu fay dox sans transport bi. muy transport interurbain bi muy transport de logistique bi muy transport des vraquiers. yooyu yëpp dafa nekk ay facteurs bloquants. côté élevage aussi noonu. bari na pêche aussi duñ ko bàyyi. yooyu dafa nekk yoo xam ne ministère yi ñu créé. benn bu si doxulul day bokk ci facteur bloquant yoo xam économie ñëpp ñoo koy yëg. d'accord waaye tamit bu ñu jógee ci loolu gis nañ ne jamono ji dëkk bi dafa doy waar ndax mbas mi nga xam ne mu ngi fi mbas bi nag secteur yu nekk a ngi jooy mais yow en tant que nga xam ne yow yaa nekk ci secteur du moins transport bi ban inconvénient nga xam ne dund nga ko ci mbas bi maanaam.
bon mbas mi ñun Sénégal kenn dootuñu ko jàngal lan mooy mbas mi d'abord. le fait que ñu tuddee ko mbas mi rek parce que dégg nañ ci ay jamono peste amoon na fi. juste ñu bañ koo dund à 100%. ci suñu wàllu xel. mais ñu gën cee bàyyi xel parce que nekk na benn facteur bloquant boo xam te ni àdduna dootu ko fàtte. àdduna dootu ko fàtte. si wàllu économie. si wàllu dundinu doomu aadama bi. si wàllu moyens yi nit ñi dundee mbas mi sans des mesures d'accompagnement. yooyu nañ ci bàyyi xel surtout. dund nañ ko noo xamante ne vraiment as gor dëgg ko mën a dund te du yuux ndax buñ daan sant ci avant mbas bi bu ñëwee dañ ko koy sante waaye dinañ ñaan rek suñu borom dàqal ñu ko. te bu fi jógee jox ñu lu tax ñu fàtte mbas mi. d'accord mais ci biir loolu l'émission tire à sa fin waaye balaa ñuy tëj dinañ la laaj exactement secteur bi nga xam ne yaa ngi koy dund di ci nekk di ci bay sa waar lan moo la ci gën a metti. liñ si gën a metti mooy am confiance nit ki accompagner ko ba mu réaliser ay projets ba pare difficilement pour ñu recouvrer suñu créance. ok parce que ñun on prend des engagements. am na yoo xam ñun la ñu wóor ñun la ñu gëm. bu nekk projet tel mu ànd see ñun. yooyu bu ñu mënul recouvrer suñu xaalis. dans les délais. dina nekk yoo xam dinañu metti trop. ba mën nañ def porter procédure. c'est important de souligner yenn contentieux ci côté ay ñaari nit ay nekk bokk leen ndey ak baay bokk leen leen ak leen. parce que patience ak li ngay xam ba di ko bàyyi xel. moom du àgg si niveau boobu. du gis lu dul que ngeen liggéey faire un bon partage gagnant gagnant. mais am na mais dans chaque milieu y a des brebis aussi. yoo xam ne motuñu mbuus te dañ koy yàq. loolu moom ñi ñaan moom heure bu ñu nekkee ñu ngi si am jàngat. su ma nuy gën a dàqal ñooñu daal. ñu ñëw aussi ci wàllum social ndax ku la xam ci Xuma compagnie xam la ci social est-ce que mën nga ñu détailler exactement social bi ngay def lan moo ko waral lu ni mel ak surtout na ci kër diine yi nga xam ne yaa ngi koy def lu mu ci ayib. waaw donc ni sarax bu nekk waree doomu aadama bi noonu la entreprise bu nekk tamit di contribuer wu ci jaamu yàlla yi. loolu nag waxuñu jullit bi la wala chrétien bi yooyu noonu. loolu ay denc la yoo xam te ni loo sa jëf mayul sa jaamu yàlla. tout à fait donc leen loo ko may. suñu liggéey ci suñu ci suñu borom subhanahu wa taala. tàmbalee nañ ko ca fañ dëkk. mën nañu am satisfaction ak 100% mais 95% suma famille lay tàmbalee d'abord. c'est important am naa ngërëm ci ñoom. am naa ñaan ci actuel xalif général des Tidianes. bi ko ma ko sama doole maye. ci liggéey ci wàllu mbalem Tiwaawan bi ci gàmm gu jot di ko ànd ak soxna maam Fatim Mbacke ak soxnaam su baax si soxna Umu si mu suñu maam Alaaji Abdou Aziz Dabakh yal na yàlla yokk ak deeram. allahumma amiin. tàmbale nañ ko aussi ci yu jamonoy Serigne Saliou Mbacke. daana ñëw jëflante pare mu yëkkati maa ngi fàttaliku mujj ziar bi 3000 francs la yëkkati jox ñu ko bi ñu ko ziaree. ñu ko kaan loolu ñu ngi fi. sëñ Sidi Mokhtar it wax dëgg yàlla képp ku ma xam ci ku baax. mi ngi jaare ci moom. ñaanal na ma. sëñ Mountakha ñaanal na ma. ndax bi ñuy def lancement officiel dem nañ ba ñu am ci yoon ñaari yoon digal mu defal si ñaan. œuvre sociale yi ñu ngi koy def. ci sëñ Bassirou Fall alxuraan aussi. ñu ngi jëflante ñoom ci wàllu bàyyi paaleen yi. ok di sant bu baax sama sëriñ sëñ Fall docteur aussi. ndax tey jii ba dara dul woon dara sa loxoom musul jóg sama kaw. ñi dem ba sa dëkk bu tedd bi di Kaolack. bi ñuy def œuvre journée mondiale des orphelins. fa lañ demoon di boole si Cheikh Tidiane Niass. fa lañ dalal ñu ànd ko ak waa SOS handicap. prison it heure bu ñu ko suñu doole may ñu ngi def ay vidange ci prison yi. yu Tiwaawoon wala ay kii di ko def ay œuvre sociale maanaam yaatu na. dafa mu baaxul ak ñuy def ci lu baax it di ko tuddaat. waaye Dakar gi ñu nekkit jéppiwuñ ñu ci wàllu def lu baax. ndax doomu aadama bu nekk baax rek la war. baax warul ku dul doomu aadama. c'est important kon nañu baax te yéenante jàmm. donc loolu daal mooy li ñu def. quant à RSE it bi ñu ci duggee ci impliqué wu ci Xuma compagnie. dëkk ba ñu dëkk di liggéey foofu muy Nduxurëpal. à 4 kilomètres de Diamniadio. def nañ ma 10 ans oto musul jaar ci biir dëkk bi dem seeni kër. defar nañ ko ci 7 jours immobiliser toute l'équipe avec des bulldozers defar ko ba àgg ci carrière bi maintenant on devient des parents. ak njabootu Nduxura. bël bi donc loolu bi ñuy dem yu mujj mooy Diamniadio avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi jëm ci kër Sëñ Touba bi. bi ñu ko maire bi bindee dañu ko loolu ñoo koy daan ndax yaakaar nañu kër Sëñ Touba. defar ko comme ni mu waree. kon daal wàllu RCI moom amul frontière. ci territoire Sénégal. que mu nekk Tamba mu nekk Ziguinchor. lépp luñ dégg ni
war nañ cee contribuer ci wàllu RSE bu ñu ko suñu doole matee dinañ ko def bu dee xalaat dañ ci soxlaat nañ jël suñu xalaat partagé ak ñoom ba loolu faju ndax bëri na luy sotti te xaalis sotti ko te xalaat dong moo koy génne te xalaat yooyu suñu borom jox nañu ko yéen a ko déggandoo maanaam li nga xam ne mooy président directeur général bu Xuma compagnie li nga xam ne développé na ko ci wàllum social loolay wane ni Xuma compagnie yemuñu rek ci liggéey beeg transport logistique waaye tamit ñoom it ñu ngi bay seen waar bu baax a baax ci wàllum social l'émission tire à sa fin monsieur Xuma El Hadj Xuma lan ngay tàggatoo mbokk internet VIP People waaye tamit balaa ngay tàggatoo ban message nga leen di jox ban message ngay jox état bi ak ban message ngay jox jeunesse bi toog di la seetaan. bon état xam naa ni am na loo xam lu bëri état la waroon mais état ne peut pas tout faire. nañ bàyyi xel loolu. parce que bu ñu seetaanee lépp ak état du dem. ñun ñoo ko doyloo jiite ko muy son excellence le président de la république. yéenam ci Sénégal yéenam ci àdduna suñu borom mottalil ko. mais pour mu jàllit aussi il faut que njabootam gi dooleel ko ci li mu bëgg. ñu jël mesure de barrière plus particulièrement ci côté Covid bi. c'est important dañ ko jël. si wàllu jafe-jafe yi aussi nañu fexe ba école de formation yi. yi muy ibbi enseignement bi ñu gën koo yaatal def ci njaboot gi xam-xam. bañ leen a yombalal xaalis nañ koy amee. mais nañ def si ñoom xam-xam. buñ defee si ñoom xam-xam Sénégal naqariwul lijjanti. ndax génn kilifa bu génnoon ni lii laa ko bëggee nit ñi topp ko ci loolu wax. kon donc li fi suñu borom def muy jàmm ji dañ koo sàkk suñu borom door ñu koo def yàlla du la defal jàmm ba da ngay sàkk ko jàmm suñu borom door la ko defal. nañu gën a yaatal daal ci wàllu xam-xam bi jeunesse bi ñu gën a doolee góorgóor gën a motiver gën a bëgg liggéey. su boobaa ay agression ay yenn yëpp. mën naa ñàkk c'est important. mën na ñàkk. si gën a bàyyante xel. ñu jàpp di ci liggéey. jéem a taxaw Sénégal parce que pour un début dina metti mais nit ku nekk war nga durant toute ta vie essayer de marquer tes empreintes. tout à fait. nit ku nekk la war. du caagante damay xaar ba nekk président doo servir sama réew. non non même opposition bi aussi dañoo war a manifester leur volonté. avant que ñu naan damay jël réew mi yooyu la. mais du taag damay xaar sama xam-xam samay valeur di xaar pour du noonu. tout à fait nañu liggéey te ba bañ a moytu perte de temps. nañ bàyyi temps bi ñi nga xam ne dañuy def ay temps mort. c'est important nga souligner loolu lan ngay tàggatoo ak mbokk internet VIP People ak VIP Info point net. waaw remerciement bi moom dama koy tàmbalee si njaboot gi may jàppandool. liggéeyandoo ak ñoom. tàmbalee ndox ñoom. ci bi dara dul dara. fas yéene àggalendoo ak ñoom ba baa ñu àgg au sommet ñooñu maa ngi leen di remercier bu ma samay mbokk soppee ñoom la. bu ma sëñ bi soppee ñoom la. kon ñi nga xam ñooy liggéeyandoo ba taxawal Xuma compagnie ñoom awma seen fay. su ma mënee absenté fii 1 mois 2 mois ñuy gérer intérim bi. donc juste xam nañu kon léegi dañoo bokk ndey ak baay. donc beneen bi mooy ñi nga xam te ni bugguma sax di tudd seen tur lu bari ndax nit di nga ko. li sama benn xarit naan uude bu dee wax ci bëy bu feebar day mel ni der baa tax. moo du mub muy suma ay waajur bi may dem di taxawal wax dëgg yàlla def naa manœuvre. yanu naa ciment. def naa ay apprentis. chargé naa suuf ci ay camions yëpp jaar naa fa. mais ndeke booba formation la ñu doon def ci man. ba yàlla dogal waxuma ñaan mais gërëm nañ ma. gërëm ni bisu tabaski la ngërëm gu ànd ak xéewal. kon yooyu am naa ko si ñoom moo tax li de sama këram tiitatuma ci. c'est important keneen ku mu mëntoon bi doon rek complémentaire ngay rek. mais làq naa seen gërëm. sama njabootu bopp sama soxna sama ay doom maa ngi leen di remercier. bu baax a baax a baax a baax te xam ne moom it vraiment ñeen lañ si man daal. vraiment. d'accord yéen a ko déggandoo moom lañ leen dalaloon tey seen émission Sama Star di El Hadj Xuma moom it di nit ku baax nit ku oyof nit ku yëngu ci wàllum social yàgg na ginnaaw bi mu ko détaillé lim ci wax yéen a ko déggandoo mbokk internet VIP People point net di am mbégte contentement doon ko dalal suñu biir émission Sama Star di leen jox dig daje beneen yoon beneen gox ak beneen i ndaanaan merci beaucoup à la prochaine bye.